ñoom ñoo daje fii tey ci jëf ju rëy ji nga xam ni moom la Chérif nekk di def kon ku dégg ci biir waxu ñi nga xam ni tey ñoo fi daje mu mel ni leer na la coopération italienne moom moo am partenariat ak FADEC ñu jël Chérif en tant que entrepreneur rural maanaam kuy yor ay xale di leen liggéeyalante ci àll bi te ñooñu nga xam ne ñooñu la italiens yi doon wër ñu gis ni liggéeyam boobu ñu ko doon liggéey ànd ak moom di ko coacher jur na njariñ ci njariñ loola ñu war caa génnewaat bénéfice boo nga xam ni fu ko neex Chérif mënoon na ko fa mën a jëmee mu ni daf koy ñëw indil ko poste de santé bu Ndande lan la fi indi nen sunguf détergent ak saabu képp xam nañ ni fii contexte bi toll am na ko wax sànq ci biir wax ji xale yi dañ leen a fàtte woon te année yi yëpp avant Covid bi di ñëw ñëpp ñi ngi doon def lépp pour malnutrition jóge fi pour xale yi mën a wér ndax xale mooy ëllëg waaye bi feebar bi ñëwee lépp lu waay nekkoon bàyyi nga ko daw jëm ci détergent ak lave-mains ak yu nga xam ni moo fiy jëlee wàllu feebar ak masque kon tey buy ci Chérif indee quantité bu toll nii ak ay partenaire am ndaw mu Ndande yëpp dañ koy rafetlu yaakaar naa ni kàddu gu gën a sut sama kàddu wax na ko muy kàddu monsieur le maire rafetlu na ko kon daa mel ni dañuy daal di tënk foofu waxtaan wi ñu seet sa njaga ko nga xam ni symboliquement dinañ ñëw Chérif jox ko waa poste de santé bi li nga xam ni mooy li mu fi indi tey ñu santaat gërëmaat bu baax sunu gan ñi te di leen jéggalu bu baax ndax gan gu ñëw indil la teraanga ju toll nii ci sunu aada ak sunu cosaan lu ñu baaxoon mooy ñu tëggal la feccal la woyal la waaye booy dem ñu am luñ la jox nga ànd ak moom war la ni li nga ñu indil teraanga la kon nag ngeen xam ne rek pande bi moo waral lii yëpp waaye daal loolu mi ngi ci xol yi ndax loolu la doomu Ndande xam loolu la doomu Kajoor xam la bismillah inna waliyallah may tàmbali di nuyu képp ku fi teew si turam ak santam nuyoo bi ñu koy teg si loxo monsieur le maire di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu itam suma naataangoo Samuela suma ko nuyoo naa itam équipe am yëpp di nuyu itam waa district bi comment que si directeur bi ba si ki nekk si suuf ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di nuyu itam ki nga xam ne tey moo ñu fi dajale muy Chérif ñu ngi koy nuyu moom it bu baax a baax man maa ngi tudd Assane Sylla jóge Louga teewal fi benn entreprise bu tudd Capersas nekk benn cellule d'appui et d'accompagnement des micro-entreprises rurales basée à Saint-Louis man nag Louga laa dëkk mën naa wax ni man employé rek laa si Caper donc moom Caper rôle am tey moo di coacher ñi nga xam ni dañoo am subvention soit mu jóge si AICS muy coopération italienne soit mu jóge si ADPME wala itam mu jóge si jaar si FADEC donc ñooñu ñëpp daf si am ñoo xam ni coopération italienne dafa signé benn contrat boo xam ni moom ak Caper la pour mu def le suivi le coaching et l'accompagnement donc des micro-entreprises rurales loolu moo ñu fi indi tey li nga xam ni itam mooy solo si mooy li nga xam ni Chérif def na ko ñu tuddee ko fonds de solidarité comme am na ku doon wax léegi mbooloo mbooloo dina rëy naam waaye mbooloo itam dina tuuti wecci loo xam ni mbooloo mu rëy amu ko donc man noonu laa natte tey jii sunu bisu tey bii ndax lii nit jël alal jox la nga si liggéey dem ba mën si génnee am ñoo xam ne da nga xalaat ni que nit ñi ay nécessité la ñu nga jox leen ko daf naa ne action mënul gën a rafet loolu donc dañ koy ñaanal mu gën ko man waaw mu gën ko man loolu moom loolu la ñuy ñaan ndax man yàgg naa ko coacher et bien que Louga laa dëkk mais déjà si ni may àndeek moom rek xam naa tànkam fi mu ko teg si dëkk bi xam naa relation yi mu am ak autorité yi xam naa relation yi mu am ak mairie bi ak ñi nga xam ne ñi ngi si ay comme mën naa population gox bi loolu si samay biir accompagnement bi ma koy def am na si loo xam ne lu si bare tey yi capitaliser naa ko
kon nag dañ koy ñaanal yàlla rek mu gën ko man te lii itam mu dem ba budul moom it comme ni ko Samuel laa waxee ñeneen ñi itam ñi nga xam ne yor nañu ay entreprise fi mu jaarit bu ñu toppee ci ay tànkam rek mën nañoo dem ñoom it ba def luy wala ñu def lu raw loolu daal lañ leen di ñaanal ñeneen ñi beneen bi itam xanaa di ñaax rek ñi nga xam ne tey jii lii si seen loxo lañ ko teg ñu utiliser que à bonne échéance surtout que mu dem aux ayants droit te ñun ñëpp ñu muurloo ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. jël sama nuyoo di ko teg ci loxo monsieur le maire ndax moom mooy taaral jataay bi ndax wax dëgg yàlla moo fi wutu borom dëkk bi nga xam ni nekku fi di ci teg ICP bi ñu fi fekk di Oumou Ndaw di suñu collaborateur direct am taxawaay boo xam ni bu am solo la ci poste de santé bi ànd ak kook sage femme am ak mboolem personnel bi waaye di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoo fi représenté coopération japonaise ànd ak suñu mbokk mii di Chérif Dieye ak waa FADEC ñi àndal di seen partenaire di liggéey ak ñoom di leen wax ni comme ni ko Pape Diop waxee léegi rek lu toll nii di teraanga ku ko jël dugal ko ci dëkk def ko ci poste de santé wax dëgg yàlla waroon nga fee fekk mbooloo moo xamante ni dina jëmmal li nga def wane ni wax dëgg yàlla li nga def lu rëy la waaye nag contexte bi ñuy dund dafa nekk loo xamante ni doy na waar ba am na loo xamante ni warul jiitu ci ñun waruñu ko def ndax waruñu ndax am na loo xamante ni ñoo ngi koy woote woo donc loolu la ñu war a wuyoo muy rassemblement ak yooyu ci contexte bi ñu nekk di wax ni wax dëgg yàlla lii du ñuy gulet la ci doomu Ndande du ñu gulet la ci lu jëm si fii ndax gis nañu depuis bi Covid bi commencé ak léegi nit ñi ni la ñuy def défilé la ku jaar boo ëllëgee keneen jàll ku jaar boo ëllëgee keneen jàll te mu leer ma net sax nag ni ñi nga xamante ne ñëwuñu sax seen pas-pas booy xool mën naa gën a dëgër ñi ñëw kon wax ni Ndande moo nekk noonu Ndande mooy dund noonu ñëw nañ ci sant di leen gërëm di santit wax dëgg yàlla Chérif Dieye ndax lii duñu wax ni gulet la ci moom lu mel ni ci lañ koy gis mi ngi dox suba mi ngi dox ngoon bu dul lii wàllu social ku nekk xam na ko ci bu dul ci fànn bi mi ngi koy def ci yeneen fànn yoo xamante ni sax amaana moo gën a yaatu yi di wax net ni ñoo ngi sant coopération italienne ak waa FADEC ñi nga xamante ni seen xel dem na ci structure de santé bi nga xamante ni li ñu joxe ku ne xam ne c'est venu à son heure ndax boo xoolee nii ubbeeguñ ko mais di nga xam ni kat détergent ngi ci ak loo xam ne dafa jëm ci wàllu gone te ku ne xam na ni ak li xew dem nañ ba daanaka gone yi xaw nañ leen a fàtte ginnaaw ak feebar yeeg yu bari yoo xam ne daan na fi jaar ñuy am ay taxawaay kon ñoom bu seen xale demee ci lii ba indi produit yu mel nii nga xam ne dina am njeexital ci xale yi indi produit yeneen yi nga xamante ni wax dëgg yàlla dina bokk ci luy yombal lépp luy hygiène ci poste de santé bi dañ leen ci sant di leen gërëm du ma guddal lool nag damay doon dugg rek di leen dalal di leen wax dëgg yàlla sant nañ leen di leen wax ni gërëm nañ leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbooloo mi maa ngi gërëm ko ne ci turam ak santam di rafetlu comme ni ko ñëpp waxee ndaje bi ak jeetaay bi ndax nekk na loo xamante ne vraiment dafa ñëw à son heure parce que am na ci lu nga xamante ne bokk na ci li Chérif indi nit ñi soxla nañ ko ci poste de santé bi surtout ci période pandémie bi comme ni ko ñëpp waxee donc li may wax mooy féliciter Chérif parce que bu fekkoonte woon ne échoué na ci projet biñ ko doon encadré coaché ko di ko ci gunge bu doon échoué na du mën a réaliser lii donc loolu suñu fierté la ñun ñii ñëpp ñi nga xamante ne au moins ñu ngi àndoon ak moom ci liggéey bi ndax nga dem ba liggéey ba génnee volet social nga ne lii naa ko jagleel hôpital bi surtout mu laal volet bu sensible boo xamante ne tout le temps dafay soxla appui loolu dañ ciy féliciter Chérif te xel bi ko inspiré loolu aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it mu gën di am inspiration di gën di def ay œuvres sociales yoo nga xamante ne au moins dina jàppale askanu Ndande bi donc li mu def nii vraiment c'est un bon geste bu rafet la geste bu jar a saluer la parce que xale yi la gën a mettre au devant de la scène parce que bu fekkente ne yaa ngi toppatoo xale rek tuyaaba ji nga tey am dafay bëri donc vraiment toutes nos félicitations à Chérif toutes nos félicitations aussi à l'équipe bi nga xamante ne ñu ngi koy coacher xam naa après dina jël parole pour gën a dugg ci détails yi mais ñun aussi dañuy féliciter Place et Prix pour le programme bi nga xamante ne mettre na ko en place pour rek ñi nga xamante ne ñoo mel ni Chérif yor seen business bëgg a liggéey
Placé Prix ngi ñëw mu ngi fii pour loolu donc ku ci am sa business plan bëgg a liggéey mën nga adresser sa dossier FADEC comme ça ñun aussi ñu accompagner la nga dem Placé Prix def sa business ba nga xamante ne dina dem ba retombées yi nga ciy am nga di ko séddale ak askan wi jaarale ko ci structure de santé xëy na mën na am ëllëg dina dem ci daara yi dina dem ci école yi mais pour le moment daal def na geste bu louable boo xamante ne yàlla na ko ci yàlla may tuyaaba ju bëri sàmm ko sàmm entreprise am ba mu gën a jëm kanam merci beaucoup. ñu ñëpp ñu teew fii di jiital ci nuyu monsieur le maire premier adjoint Jean Fall di nuyu waa district bi Oumou ak Ndiaga ak ñi ma àndal ñëpp di nuyu sama patron Sami Yàlla bi nga xam ni moom man ak moom dañu yàgg trop man ak FADEC dañu yàgg trop ci liggéey parce que boo seetloo FADEC depuis mu nekk HLM boo seetloo FADEC sax dafa mel ni bu mutuelle yi am ci gox bi yëpp moom moo fi jiitu depuis mu nekk HLM mi ngi may accompagner di ma jàppale partenaire bu ne FADEC boole dama ak moom sama liggéey su may wax ni sax fu mu mën a dem rek loxo FADEC mi ngi ci biir parce que loolu yàgg na war na mat ay 15 ans parce que boobu FADEC mi ngi HLM boobu laa dalee ànd ak moom ci liggéey mu may jàppale ci di ma accompagner di ma boole ak ay partenaires yu may jàppale du bii moo mujj boole na ma ak ñu bari bon di nuyu képp koo xam yaa ngi teew fii di rafetlu seen teewaay partenaires yi ma mujj boole nag muy waa coopération italienne nga xam ni ñoom ñoo def financement bi jaarale ko ci FADEC jaar fii defaral ma loolu ba mu am ko moom ci gis-gisam moom coopération italienne dafay wax ni ku mu financé jàppale la dafa bëgg lim la jàppale nga ciy dimbali ñi nga xam ni ñoo soxla ndimbal parce que du man rek financement bi du man rek ci Sénégal yëpp la jàpp defal lu mel nii mais dafay bëgg ku mu jàppale rek pour ngay liggéey rek li ngay liggéey nga am loo ci génne dimbalee ko ñooña man nag bi ñu ma waxee ni ma sa ndimbal bu njëkk foo koy def dama leen man hôpitalu Ndande laa ko yóbbu ñoom ñu rafetlu ko lool ñoom tamit vraiment te du bii rek la ñuy def parce que dafa am liggéey bi dafay continuer mais parce que dafa bëgg moom entrepreneur yi muy formé ñuy liggéey boobu di am njariñ ci doomu aadama yi ak ñi nga xam ñoo ko soxla bon loolu moo waral suñu teewaay bi di comme wax nañu lépp sax man du ma sori ci wax ji lu may rek bon ay entrepreneur yoo xam ñoo ngi góorgóor di liggéey bëgg nañu aussi lu ñu am bokk ak doomu aadama yi loolu rek mooy suñu affaire li ñuy def nag mooy di sant FADEC parce que fu nu dem rek moom la man fu ma dem rek moom la daf ma jàppale ci côté bu ne di sant aussi di gërëm Silas sama xarit sama mag parce que moom mayu ma dara chaque jour may contrôler même Sami Yàlla yëguñu woon ni moom mi ngi fi ñëw ma faal démb laa ko xam xamul ni moom mi ngi fi ñëw da chaque jour mi ngi sama bitik day ñëw daf ma yow foo toll nan dem pulaay nan dem nangam ma xool ña emploi yi nga yor looy nangam léegi sax mun ma da ngay fay nangam man ko noonu mun ma fay nangam c'est-à-dire emploi da ngeen fay nangam man ko loolu du ma ko man parce que sama liggéey agul foofu parce que moom loolu lépp daf ciy taxaw lan lay fay emploi sax daf ciy taxaw ñaata emploi am daf ciy taxaw barki dem la moo di ma laaj jigéen ndax jigéen mi ngi ci wala nekk ak yooyu yëpp di ma jàppale ci loolu bon loolu nag parce que suñu problème ñun entrepreneur yi Sénégal yëpp mooy ku ñu jàppale di ñu teg ci yoon te man loolu maa ngi ci sant yàlla ci nga xam ni ñaar yëpp FADEC mi ma ko defal ak moom monsieur Sylla kon lii lu ma xeeb la nag wax dëgg yàlla lu ma xeeb la bëggoon naa lu ëpp lii parce que incha allah xëy na sax mu ëpp lii incha allah ci kanam tuuti moo tax maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum. ñu nuyu ñu fi teew ñëpp di jiital si nuyoo bi monsieur le maire di nuyu waa FADEC ak seen partenaires yi coopérative italienne bi di nuyu Chérif Dieye waaye itam di nuyu ñi fi teew yëpp di wax ni Chérif lii mu def dugguleet à chaque fois programme bu ñu mënti am ci poste de santé bi rek bu ñu ko saisiré dafay ñëw participer positivement d'ailleurs il fait partie des gens yoo xamante ne à chaque fois qu'on a un problème ici sama xel ci moom lay njëkk dem ndax musuma gàntu donc bu ngeen ko dee jàppale aussi moom it mi ngi jàppale bu baax poste de santé bi à chaque fois bu ñu ko demandé. mën naa témoigner it ni mi ngi dimbali nit ñi bu baax ndax bëri na ay cas sociaux yoo xam ne da leen di prendre en charge ci lu ma xam donc ñu ngi ko ciy remercier di wax ni lii ngeen fi indi dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba ñu jaarale ko ci ni mu war a jaaree ndax xam naa ne fii équipe bu am
pas-pas ñoo fi nekk équipe bu responsable ñoo fi nekk dinañ ko awalee noonu si kattanu yàlla. ñuy gërëm aussi sunu comité de santé muy CDS bi ndax à chaque fois ñu ngi wan seen pas-pas si Ndande di wan seen taxawaay seen liggéey ñu ngi koy jéem a defee aussi nuñ ko mënee. donc maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ndax jarul di répété liñ fi war a wax yëpp ñu jotoon jël parole wax nañ ko ba pare may remercier ñu fi teew ñëpp di wax rek comme ni ko ñëpp waxee contexte bi ñu nekk moo tax ñu defee ko nii mais c'est sûr que bu doon beneen contexte la nit ñi duñ fi xej waaw loolu laa amoon lu ma la wax maa ngi leen di remercier sama partenaires yi nekk fii ci biir structure bi asalaam. salaamaaleykum mbooloo mi. ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci seen sant di nuyu délégation yi nga xam ni teew nañ fi muy waa FADEC di nuyu waa coopération bi di nuyu monsieur Sylla entreprise bi di nuyu personnel santé poste de santé de Ndande ñu am mbégte bu rëy nag tey di teew fii ci turu monsieur le maire Adama Fall le maire de la commune de Ndande nga xam ni dafa am mission nekk bitim réew su fi newoon tey sax mooy présider cérémonie bi mais dañuy profité rek di remercier le personnel de santé du poste de Ndande à commencer par la tête Oumou Ndaw ICP bi di remercier les infirmiers di remercier CDS bi ci liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy def ci wàllu santé ci commune u Ndande parce que Ndande dafa nekk commune bu yaatu bu regroupé 46 villages man naa wax ni feebar ku yore feebar ñëw ci hôpital bi rek dina la faj te ngeen nga fajes ya malgré les moyens qui sont un peu limités donc sur ce vraiment ñu ngi leen di sant au nom du maire. Ensuite ci contexte bi ngeen xam ne ñu ngi ci muy pandémie bi Covid-19 bi cela fait tout juste 1 an mais alhamdulilah boobu ba tey wax dëgg yàlla mosuñoo am benn cas fii au niveau de Ndande grâce à leur dévouement donc yooyu yëpp ñu ngi leen di sant di leen di gërëm di remercier aussi le CDS di ko tàmbalee ci président bi Ndiaga Faye ban yore liggéey bi ba léegi gis nañ ci ay changements notoires donc monsieur le président yéen it ñu ngi leen di remercier ci liggéey bi. En tout cas mairie bi nu man rek di ko def pour jàppale leen pour seen liggéey jëm ca kanam dina ko def keroog rek maa ngi ciy waxtaan ak monsieur le maire ci 2e ambulance bi nekk Touba nan la ñuy def ba mu ñëw ba mu am ay proposition yu mu ci def ba xaw naa te rendre compte monsieur le président du CDS duñ defee ay jéego tuuti rek ambulance boobu dina mën a ñëwaat. de ce fait que poste bi am ñaari ambulance parce que benn ambulance rek wóorul man nga xëy rek mu tombé panne moom it donc ambulance boobu daal on fera tout ba mu ñëw fii ci poste de santé bi. du loolu wéyee ñuy gërëm waa FADEC di gërëm waa coopération italienne Serif sax moom mën nañ ko bañ a gërëm ndax doomu Ndande la comme ni ko Sylla waxee autorité la ci dëkk bi ku bëgg dëkk bi la. kuy dimbalee la te c'est le bras droit du maire Sylla wax na ko donc moom mën nañ koo bañ a gërëm mais nag dinañ ko gërëm ci geste bi parce que geste bi dafa symbolique moom xeeb na ko mais ñun xeebuñu ko parce que wàllu santé dafa complexe loo ci jàpp rek lu rëy rëy la donc lii vraiment ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax a baax comme ni ñu ko waxee rek Sylla waxee ko noonu mu dem ci loxo yi mu war a dem. ñi ko war a utiliser vraiment ñu jox leen ko ñu utiliser ko xam naa du amee ay jengeen yu ndaw ou bien ñangeen yu ndaw li sangal la xaw ma sunguf ak neen yi ñoom dina baax ci xale yooyu du ko defee ñu jox leen ko en tout cas kontaan nañ trop Chérif ñu ngi lay ñaanal quoi wax dëgg yàlla sa première sortie nga def ko ci dispensaire bi def ko ci wàllu santé lu rëy la ensuite ñuy remercier coopération bi di remercier partenariat bi parce que nit moom liñ koy maye jën toujours nga jàngal ko mu napp du mënee napp rek moom dina mën a am jën defe naa ni coopération bi ak partenariat bi loolu lañ def ak yow
jàppale na la ba nga mën a demal sa bopp di dimbalante loolu rek moo am solo donc en tout cas toutes les délégations ñu ngi leen di gërëm au nom du maire Adama Fall di leen sant di leen ñaanal bu baax jërë ngeen jëf wasalaam merci. ngeen koy gën a ñaax ak ñi nga xam si dañoo bëgg a ñëw. waaw li ñuy ñaax rek monsieur Dieye mooy Chérif Dieye mooy mu gën a góorgóorlu rek di ko wax fi nga teg sa tànk noonu la maanaam création d'emploi boo xoolee Sénégal fan yi xaw na yëngatu lu bëree bëri surtout ci wàllu ndaw ñi nga xam ne ni dañu amul xëy te moom loolu mi ngi ci bay waaram parce que programme bi aussi boo xoolee li yokk mu gën la sawar ci financer nit ñi comme moom ni mu ci amee mu dem ba ñeneen am ci moom muy créer emploi maanaam dimbali ndaw ñi bañ am ay xëy nga xam ne ni doo duñ soxla di dugg gaal yi di dem fii ba bitim réew ay lor yu bëri di si am ñi wax nag ñi nga xam ne nii bëgg nañoo ñëw aussi ñun ñi ngi liggéey ak Place Prix bii mooy suñ deuxième ligne de financement boo xam ne nii écoulé nañ ko ñi ci jotoon a def ay déposé seeni projet Chérif Dieye ci la bokk yàlla def mu jàll ñi ngi aussi continué waat di tàllal suñu loxo waa programme Place Prix pour mën a am beneen financement bu gën a am solo kon nag ñi ci bëgg yëpp daal koo xam ne nii am nga projet mën nga ñëw déposer ko au niveau de la MECFADEC bu ko defee ñun aussi projet yooyu dañ koy déposer au niveau de la Place Prix pour ñu mën a am beneen financement bu gën a am solo gën a dimbali ndaw yi gën a soqale Sénégal créer ay emploi maanaam ay xëy yu bëree bëri ma incha allah waaw. ok waa Kébémer TV ñu ngi leen gërëm bu baax ok. merci beaucoup merci waa Kébémer TV ñun tamit ñu ngi leen di remercier bu baax ci seen disponibilité ndax ñun tamit fu ñu leen woo ngeen ñëw accompagner ñu médiatiser suñuy activité loolu vraiment ñu ngi leen ciy remercier di leen féliciter. waaw mooy comme li nga wax rek dafa am partenariat bu ñu signé ak Place Prix mooy programme boo xamante ne dafay tax ba xale yi di wàññi tukki yi di toog Sénégal pour mën a liggéey parce que leer na ma ni mën ngaa toog Sénégal mën ngaa liggéey Sénégal mën ngaa réussir Sénégal te cas bi nga xamante ne Chérif def na ko léegi ci don bi nga xamante ne mu ngi koy def ci poste de santé bu Ndande wane na ko. du ni que bitim réew rek ngay dem pour mën a réussir mën ngaa toog Sénégal réussir te am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi ci tànk boobu Chérif bokk na ci am na ñeneen ñu nga xamante ne ñu ngi ci biir département bi di liggéey ci wàllu suuf ci wàllu roose ci wàllu yafal ñu ngi ciy réussir te ñu ngi ciy def ay œuvre yu baax yoo xamante ne vraiment képp kuy jeune war nga xool ci seen exemple pour au moins mën a toog Sénégal développer suñu réew. loolu mooy suñu mbébét FADEC nag dugal na ci loxom bu baax ci wàll woowu parce que da ngay ànd ak sa partenaire di ko accompagner ba muy màgg nga bàyyi ko muy dem ci yeneen institutions yi loolu neexul bi Place Prix ñëwee nag jàppale ñu ci loolu tax na ba ñu mën di maintenir suñu ay clients di leen accompagner ba ñu nekk ay entrepreneurs yu mag. maanaam xam nga am na lu ñuy wax gérer son entreprise Chérif ci foofu la toll am na ñoo xamante ne créer son entreprise. ci yéen ñii ci ngeen toll mooy loolu mooy lan boo bëggee créer sa entreprise am na loo xamante ne war nañ la ci tàggat ba nga xam wut papier yi nga xamante ne dina tax ba entreprise bi mën a taxaw tàggat la ci wàllu xam-xam tàggat la aussi ci wàllu koppar ñun FADEC dañuy commencer ak yow ay montants yu ndaw di la accompagner di la defal ay formation di la encadrer ba nga xam fi nga war a dem exactement ba lépp leer ci sa bopp bi. ñu boole la ak Place Prix projet ngay bind maanaam da ngay am sa plan d'affaires wax ni projet bii laa bëgg a réaliser dans 5 ans nga indi ko déposer ko FADEC beneen double bi nga déposer ko Place Prix ñoom am nañu comité boo xamante ne ñoom ñooy daje pour wax ni que sa dossier bi baax na wala war nañ ko defaraat ñun aussi au niveau de MECFADEC am nañu aussi comité boo xamante ne mooy daje pour loolu bu Place Prix valider sa dossier rek ñun dañuy am fit tamit financé la buñ la financé comme ni ñu def ak Chérif am na cabinet boo xamante ne moo fi ne di la gunge di la tete di xool fi nga jëm bu fekkente ne fi nga jëm baaxul da lay orienté waat nga ñëw taxaw ba nga xamante ne réussite totale ngay am te di nga ci mën employé ay jeunes yu bëri loolu mooy Place Prix mooy programme Place Prix mais bu fekkee da ngaa bëgg a commencé nii ñëw FADEC dañ lay accompagner ak ay montants yu ndaw di la xool di la nemmeeku di la encadrer fu séminaire am ñu woo la nga ñëw fekkee fu formation am ñu woo la tamit nga ñëw fekkee fu échange am aussi ñu woo la nga ñëw fekkee bu ko defee nga xam say morom lan la ñuy liggéey bu ko defee yow nga mën a lancer wu à fond ci sa projet. am kontaan trop laa def xam ni aussi liggéey daal bokkul ak bañ a liggéey
parce que boo gisee waa Fatick lu tax ma kontaan ci ñoom mooy 100000 leen ma njëkk a lebal boobu ñoo ngi nekk HLM lañ nekkoon man ci njëkk ubbi foofu compte ci laa bokk ñu tàmbali di ma jàppale partenaire bu nu gis boo xam ne dafay def financement yu mag ñu di ma jàppale ak moom di ma boole ak moom mooy jàppale ñu may accompagner aussi ci liggéey ci wàllu liggéey donc bon du ma def lu may ñoom di leen ñaanal yàlla ñu jëm ca kanam parce que wax dëgg yàlla Sénégal liggéey am na fi ku góorgóorlu am dara xam nga bon Fatick ba leen gisee ñu nekk fi ak yeneen ñu nekk fii pour dimbali xale yi ba duñ dem ci mbënd moom te loolu ku ñëw ak ñoom ñu jox la financement jàppale nga am projet bu dëgër bu am doole ak expérience bu am doole bu la financé da nga mën a dem c'est ça quoi loolu laay xaw a maa ngi ci woo sama mbokki xale yëpp sama mbokki waa Sénégal yëpp ñu ñëw ak Fatick ñu ñëpp ñu nekk ci département bi ñu ñëw ñu jàppale leen ñu liggéey moo tax vraiment man du ma def lu may kontaan ak di leen ñaanal yàlla di leen wax ni aussi ñu jàppale sama yeneen morom ñu gën a jëm ca kanam su ma sañoon kenn du dem ci gaal gi parce que fii liggéey am na fi c'est-à-dire xeeb liggéey moo baaxul xam nga ki def 100000 francs ba tey mu def lii xam nga tey don bi ma indi fii moo ëpp 100000 francs donc boo góorgóorloo bañ a yàkkamti da ngay am dara bëgguma kenn benn xale mu yàkkamteeti nan def nànk-nànk rek toog ñëw ak mutuelle yi ñu jàppale leen def projet bu am doole vraiment tey ñoo ngi te gis nga président mi ngi bëgg dimbali xale yi bon yooyu mën nañ ci góorgóorlu ba dootuñu dem ci gaal gi man daal bëggatuma benn xale dem ci gaal gi bëgg naa ñëpp daal ñu nekk biir Sénégal góorgóorlu liggéey jëriñ suñu dëkk jëriñ suñu bopp waaw jërë ngeen jëf.